Bon, salam alaikum, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure où vous êtes. Faut voir mon nek rek ci aduna wërngal këpp. Bien sûr, émission Point de vue bu gis-gis bu journal rap mo ñëwaat ci benen initiative bu bees manam depuis que nous changer heure couvre-feu bi jëlé que 21h yóbbu ko à 23h dafa am benn méthode boo xamante ni population Rosso Mauritanie dañuy génn en masse et de regrouper vu que ni on a l'habitude de dire que ni que zéro cas ça ne veut pas dire que virus bi nekkul en Mauritanie donc nag loolu moo waral ñu def benn micro territoire fas yéene waxanteeg sensibiliser la population mauritanienne pour que ku nekk mën a jël mesure am vu que ni que feebar bi ñun ñoo koy xool mais tey fii ci biir Rosso Mauritanie gars yi sont pas conscients vu que ni que la jeunesse sont pas conscients du virus bi vu que ni que actuellement ni que Mauritanie amaat na yeneen 11 cas yi bees vu que ni tey à l'heure où nous sommes am na yeneen 4 nouveaux cas mais tey fii si gannaaw One Pro boo xoolee y a un fort attroupement des jeunes or que ni que nit ñi dañu waroon gën a mën a jël seen ay distance mën a xeex jàngoro bi léegi nag ñu def benn xaqataay show bu ndaw fas yéene laaj nit ñi est-ce que la jeunesse mauritanienne sont conscients donc nag One Pro noonu la en attendant tuuti ñu dem xool yi jeunesse bi la lu ñuy wax lu jëm ci coronavirus one love. Donc salaamaaleykum encore mbokk yu ni seetaan bien sûr sur émission Point de vue gis-gis bu coronavirus dama dajeeg ak sama benn waa ji fii xaalak suñu Washington. ما شاء الله يا أخي. نحن رأينا في القضية فيروس يقولوا كورونا فيروس أنت واحد من الشباب ناس يقولوا أنه كورونا فيروس ما يختار ناس يتقربوا يتجمعوا في بلاد واحد أنت أن تانك شباب شو تقول عن الشباب كيف؟ لا كل حاجة آخر ديمت عن كورونا فيروس بتشين لا يخلي المدة والله. ok jazakallah khairan donc ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax donc voilà di ko ziar lu wér a wér donc dafay métti rek c'est pour la première fois mu ngi am bi fii ci biir Rosso Mauritanie dañuy def benn méthode de sensibilisation lu jëm si feebaru coronavirus mais dañuy am benn forte mobilisation bu ñu topp donc loolu la fay demee saa su ne ñuy xool rek salaamaaleykum xale bu jigéen bi ñamee nga ma ah kuma ok merci noonu lay demee saa su ne donc vu que ni nga gars yi ñi ngi toppaate mais comme lu ñuy wax rek zéro cas ça ne veut pas dire que virus bi nekkul en fii ci biir Rosso Mauritanie donc salaamaaleykum nuyu naa la. salaamaaleykum. ça va yaa ngi si jàmm. macha allah. donc en tant que un jeune nga jàkkaarloo caméra bi jàkkaarloo la caméra bi en tant que un jeune mauritanien conscient vu que tey feebar bi fu mu toll nii yow en tant que un jeune yaa ngi si émission gis-gis looy wax say moromu jeunes yoo xam te ne ñu ngi si mbedd bi di regroupé wu. نصريدي قالوا ان شاء الله قالوا وقع نصريدي نين نقص المارس ان شاء الله وننجي نصريدي بالماء والصابون ومحافظه لاهل الدار ان شاء الله يمشي حدهم وننجي ان شاء الله نرسل على نصريدي بالصابون. merci ok boy voilà yow dafa mel na entraînement nga jógee voilà ñu ngi lay nuyu et di ñaan ku nekk si yéen rek s'il vous plaît mën ngeen jël seen distance da leen koy ñaan ngeen jël seen distance nga jàkkaarloo ak caméra bi donc yow entraînement nga jógee et que ni que actuellement ni que championnat Mauritanie dafa arrêté en tant que un jeune da nga doon football wala da nga doon def sport. ma def sport. est-ce que tu es conscient que ni si feebar bu lu muy def si àdduna bi. waaw xam naa lu muy def si àdduna kay. tey booy yedd say moromu jeune est-ce que da nga leen war a wax de rester chez eux actuellement ni que Mauritanie à l'espace de 24 heures am na 7 cas démb ak tey 4 mu nekk 11 cas yow en tant que un jeune Rosso soit plus précisément un Mauritanien lan ngay wax say moromu jeune. non dama leen di wax ñu respecter mesures barrières yi déjà. encore ñun kenn mënu toog suñu kër nii rek dañuy daw di entraîner wante suñuy daw dañuy respecter mesures yi sol suñu ay masques. raxas suñu loxo est-ce que ñëpp jeunes yëpp ñooy sol masque comme yow ni nga ko defee. non non am ñoo xam ne kenn du ko def nag. donc nag loolu boo leen di conseillé lan nga leen di conseillé. na ñëpp sol masque. donc merci et di wax encore merci une bonne fois et à la prochaine encore merci waaw jaajëf donc noonu la fay demee wan nu pause tuuti nu xool ñu nekk suñu kanam. waaw sama gars si yoon nuyu naa la de jaajëf grand nga baal ma si intercepté bu mu lay intercepté bon yaa ngi fii ci micro trottoir point de gis-gis maanaam lu wax li lu jëm si feebaru coronavirus bi et vu que ni que tey beneen méthode de sensibilisation la bu bees bu nu defal fii ci biir Rosso Mauritanie vu que ni que les jeunes sont pas conscients du danger yow en tant que un jeune et très reconnu au niveau de la ville de Rosso booy yedd say morom say rakk loolu leen ñu wax. waaw c'est juste que li ngeen def baax na trop encore feebar bi nekkul loo xam ni duñ koy wax mais lu ñuy jëf la. ça veut dire que feebar bi am na mais ku nekk jël matukaayam soo leen gisee nit yi di leen tere moytu leen à distance wala di leen tere génn yi li leen siy bañ mais yéen seen bopp ñoo war nekk conscient yeewu moytu lu bari suñuy dox nu bañ di groupe boo def à distance dox moytu feebar bi bu dul loolu feebar bi moom
lu ñuy gën di daje lay gën kontaan rek. comme le gouverneur de wilaya di Trarza lu mu waxoon mu ni que bu ñu nit ñi bàyyiwulee regroupement bi kon ça veut dire que couvre-feu bi dañ koy delloo à 21h au niveau de Rosso est-ce que yow da ngeen nangu ci loolu pour mu delloo ko à 21h. oui nangu naa ko man nangu naa ñu delloo ko à 21h ou bien gaan delloo ko à 18h bu mu nekkoon bi parce que nit ki je pense que balaa muy nekk en l'aise il faut que mu am wér-gu-yaram pour mu nekk en l'aise. ça veut dire que bu delloo 18h ba léegi suñu arrangement la encore ba léegi. ok merci ñu ngi lay jaajëfal di la fóolee un bon Ramadan et donc la shabab راينا شاكر لكم انتم نحن جايين الى القادة الفيروس مبتل العالم يا فيروس كورونا نحن الشباب لابد ان قبل فور روايتنا نحن فور كل حد يمرق تم تدير ماسكاتك انا نقول لكم ما درت ماسك غير je me suis bien protégé j'ai lavé les mains avec un gel anti دي جل يقر لا وعدكم اللي جايكم انتم الشباب الموريتاني لابد ان نحن هالقوارب كل حد يكبر ديستانس يقوم لك والمجاهد كان ياكل يصلحنا دونك نيجي دمار سيتي كنان جاجف نسلم عليكم مولي حتى وانت بو راي نسلم اليك حتى جاي نحن الشباب القوارب في قضيه كورونا فيروس شفنا من ناس جابوا كوفر مشاوين من 11 شفنا الشباب يا مقرمين فوق القدرون وناس يقولوا كورونا فيروس ما يدور ناس يقولوا تعاشوا في بلاد واحد انت ان طانك شباب شلون تقول الشباب كان هنا وشر دارهم لا يدي جارك والله تختار شباب وري مرقوا كل بالليل يعدلوا كل شيء في المبديات ان طانك ولا نبقي الشباب طالبهم انهم يقعدوا في ديارهم بليه مرض خطير مضر كان البلد موريتانيا مبادئ خشي وياسر معناها نقعدوا الدول الاخرين راهم فيهم 900 وكلهم في 600 مع احنا ياتنا نقعدوا نقر ديارنا من لا حد افطر يقعد يمشي زقنا 15 مينيت يا رجال داره له يقعد بيل الشرطه قالتني 11 كل حد يقعد بله معناها ياتنا نسم اولمبيه ما اتاك هم يا اتاك نحن بليه صحة فينا نحن بينا نحن قلتم قد يخلونا نمشي قاعدين ديزير يا مرض نكردنا ده يفرقنا نحن فر معنا ياتنا نسمو الشرطة نسمو الدولة تعاوننا فر وتو طالب شباب تم يقعدوا الشباب راهم سنة 11 يمشي يهربوا مع بوليس يزقوا كل شيء اسكو ياك شباب قوار واعين والله مازال راقدين مو صالح يا والله مو صالح هي قاعدين يجوا الاجانب هنا يشوفوكم تصاوموا مع بوليس لا يعاونوكم برسك هي دولة موريتانيا ما نحن ياتنا نعاون الشرطة نقعدوا ما يراو حد يحلوا بيه تهار مع الشرطة مو صالح والله إلا مو صالح. جزاك الله صاحب خويا أهلا وسهلا. Et des sports qui est là avec nous et donc vu que depuis que nous avons décrété l'État a décrété l'heure du couvre-feu ça va partir jusqu'à 23h mais vu que depuis qu'il l'a fait on voit que la jeunesse se regroupe autour des rues en train de jouer du ballon vous en tant qu'un sportif en tant que le délégué chargé de l'esport quelle est votre expression par rapport à la jeunesse de Rosso? Bon, merci pour cette occasion. Moi, je remercie cette mission. Donc, c'est vrai qu'on a constaté que jusqu'à depuis Ramadan ou bien jusqu'à le repoussement du couvre-feu jusqu'à 23h, les jeunes ils sont regroupés beaucoup sur les rues et surtout sur les grandes avenues. On a décidé avec le Wali de Trarza de faire une campagne de sensibilisation. C'est le principal axe ou avenue de la ville de Rosso pour sensibiliser les jeunes d'être vraiment prudents de cette maladie qui est toujours entre nous. Donc on était juste en groupe tout de suite avec des jeunes ici dans ce carrefour-là. On a fait un travail assez bien. Donc on a sensibilisé les jeunes d'être vraiment prudents et de laisser le groupement dans les grands axes de la ville de Rosso. Donc on est là avec les groupes des associations des jeunes, les scouts, donc quelques jeunes actifs dans cette sensibilisation. On est là jusqu'à 23h15, donc il vient de rentrer. Donc on est là. Bon, on constate que depuis quelques jours ça va. Bon, le premier jour c'était très difficile, mais de petit à petit les gens ils ont compris que vraiment c'est essentiel d'être vraiment prudent, surtout dans cette période. Et on a vraiment en Nouakchott, comme qu'on a constaté qu'il y a des cas, malheureusement, en Nouakchott. Donc on veut vraiment qu'on reste toujours prudent dans cette phase de pédénomie. Merci monsieur le délégué, c'est un plaisir aussi d'avoir répondu à notre question, vu que nous sommes des jeunes aussi, on vous accompagne dans la sensibilisation, au moins pour conscientiser la jeunesse mauritanienne, plus précisément celle de la ville de Rosso. Merci encore d'avoir répondu à notre question et que le bon Dieu nous garde et bon Ramadan monsieur le délégué. Merci beaucoup, merci.
Vu que depuis que le gouvernement a changé le couvre-feu à 23h, au niveau de Rosso, les jeunes sont regroupés aussi Talibi et que ce n'est pas normal. Actuellement, l'heure est grave. Yo, en tant qu'un jeune, un leader de la ville de Rosso, tu dois conscientiser les jeunes. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm te maa ngi leen di ñaanal ci weeru bu mag bi Ramadan nit yëpp ñu baalante te longue vie maa ngi ñaan jeunes yi yëpp ñu bàyyil taxawaalu ñu bàyyil ñu def timir parce que la maladie là c'est très dangereux moins de choses encore day container donc ku nekk dafa war a def attention di mobiliser ay nit encore di mobiliser ay mag loolu lay wax jeunes yi aussi. Donc merci les grands, ñu ngi lay ziar et de le souhaiter un bon mois de Ramadan. Merci. Actuellement, il fait 23h passé de 8 minutes. L'émission Micro-Territoire tire à sa fin. Donc, l'IMO premier numéro point de vue Gis bien sûr, avec Studio One Pro, bien sûr, Momoko dirigé en collaboration de ses jeunes frères. Donc, à la présentation comme votre ami et frère. Bon, ça montre que les jeunes, à partir de 23h, sont venus dem sen yoon. Donc, di ñaax rek ñu ni sétane yi képp ko xam té rek mën nga conscientiser yé sen wa kër nang leen yé et di leen jox dox dajé ba suba inshallah ci benen numéro point de vue Gis concernant les 10 derniers jours lu jëm ci fièvre coronavirus. One love no xol yi féex yalla nañu yalla defal jamm musal ni ci fièvre du coronavirus. One love.